Sénégal mbokk yi France ak Tugal ak Europe ak hexagone bi yëpp le reste du monde maa ngi leen di nuyu sargal naa leen ku ci ne maa ngi lay jox cër bi la sama borom jagleel bàyyi yéen a ngi am jàmm nuyu naa leen di leen bëggee waa ji damaa am moom rendez-vous bu ñëw ah du tardé 30 minutes ci dëkku dëggoon bii say ki yegg seegul de. tey tamit ma ne ñëw fii France fekk si la yow Chérif nga invité ma ci festival bi xalaatuma woon ne sax dinaa fi mës a ñëw ma la koy santé di la ko gërëmee. bëgg nit mu bëgg la nga bëgg ko mu bëgg la muy mbëggeel bu sincère sans intérêt yaakaaru ci moom dara yaakaarul ci yow dara ngeen bëggante di dund yéen ñaar mbëggeel ci loolu c'est. buñ fa jógee danañ dem seeti ci suñ benn jigéen bu tudd Amina Kofi jàmbaaru fàkk tëdd di loolu ñu naan faatu. courage boobu li ñu koy jox mooy Sénégal boo fa jógee am na ñu bëgg am na ñu bañ. foo dem rek koo gis am na soppe am noonu. nit ki nag foo nekk dañu xam ne dëgg la jigéen dañ mais dañu bàyyi dëkk ak dëkk ñëw kon dañu war a ut si pour ñun dañu war a am. yow Baye Fall nga te Serigne Touba mooy boole yi ñoo ñoom taalibe ga. dëgg la. moo tax du nen ah. non du nen. fawante la en un mot hein. alhamdulilah ñu sant ko Serigne Touba Cheikhul Khadim mi ñu boole. dëgg la. waaw xanaa di nuyuwaat rek Sénégal. gépp nag waaw. nañ ma baal parce que bu ma prioriser sama njabootu bopp kenn du ma ci mere. dëgg la dëgg la. voilà tu vois donc mes enfants ils me reconnaîtront. ak am di jàmm yi mbokk yi ak xarit yi di leen ziar di leen sargal bu baax. di leen xamal ni nag manqué nañu ñoom réew mi it manqué nañu bu baax a baax malgré tout ce qui s'y passe. dëgg la. ay alhamdulilah sant ndax fekkee waral njàmbat. dëgg la dëgg la waaw mais sinon Chérif voilà. mais tubarkalla man daal dama kontaan bi ma la woowee nga yombalal ñu tey waxtaan bi. alhamdulilah parce que ñun dañu bokk ci ñi nga xamante ne bii dañu nekk xale di la seetaan nga ñuy bégal. ndeysaan tey mën naa ne bu demee ba industrie cinéma Sénégal dox yéenay suñuy référence. yéen a ko waral. yéen a fi def yéenay suñuy source de motivation pour ne pas être méchant. et que loolu moo waral tey ñu dem ba sénégalais boo gis mu nekk acteur mu nekk artiste ci moom. nga gis tey ñëpp di def film théâtre et cetera parce que yéen a liggéey lu nice loo xamante ne da ngeen a jox envie ñëpp. def na yéen. donc grand ñun dañ leen di béggee di leen jox seen wàccuwaay donc looloo tax bi ma la woowee vraiment pour amante yow rencontre jógee ba pour doon ñëw fii donc day nekk honneur boo ma ko accepté ak faire nii quoi. mais tout à fait ben honneur partagé plaisir partagé mais ñu ni nen la Chérif ñu ni nen la et lu ci waay di daw te mu jublu ci loo xamante ni jaam yi ñoo ko moom nga war leen ko delloo yaa ngi daw sa njëriñ waaw parce que lii ñuy def nii xamoo ku koy seetaan xamoo ku koy déglu donc à la kulli xaal ay njëriñu kese rek la mën a doon ay njëriñ rek la mën a doon kon ñun du ñu am seen pay parce que yéen ñuy wanaat réew ma duñu wanaat suñu njaboot duñu wanaat dëkk bi duñu delloo si duñu dellu yóbbuwaat suñu xel fi mu ne ñibbi naa man je suis très nostalgique plus nostalgique que moi tu meurs ne man maa nga gaal seen donc voilà njukkal lañ leen di amel aussi amuloo moroom yow ak say naataango yu mel ni yow di wane waa réew mi ñun ñi fi nekk ci àll bi li ñu fi nekkee
amuñu seen pay. mais grand tey ñu ci point boobu sax la ñuy commencé en tant que acteur de xamante ne bi tey yow actuellement ak li xew Sénégal tey boo toogee gis caméra yi cinéma yi tey film Sénégal yi di dox fu nekk ñu leen di saa su nekk ñu leen film yi bëri acteurs yi bëri ñu gis évolution bi foofu qu'est-ce que ça te fait grand en tant que acteur ci loolu. waaw écoute ça fait tilt ça fait tilt dans plusieurs sens vraiment. C'est vrai, il y a beaucoup de téléfilms, il y a beaucoup de nouveaux artistes, il y a beaucoup de... Je dirais jamais petit artiste. Bien sûr. Parce qu'un artiste ne saurait jamais être petit. C'est clair. Il y a beaucoup de nouveaux artistes donc. Bien sûr. Et évidemment, c'est la flambée. Il y a beaucoup de téléfilms, séries Berina, machallah, tubarkala. Et on y décèle des talents, on y voit des talents. C'est normal, il y a des faux pas qui peuvent être métier monnaie. dafa soxla approfondir maanaam dafa soxla formation il s'agit pas rek nga apparaître ci télé bi wala ci image yi ñu gis la dafa des lu bëri da nga koy jàng njàng mi nag mënut a wees fala budd te du jaas ndegam da nga ci bëgg sori creuser ko def ci carrière faw tout le temps formation du doy waaw bu ñu ci boolee formation rek artistes yu ci bëri suñu bees ni ñu ma xamul du lépp lay seetaan nag léeg-léeg rek moo korfati ci donc c'est pour devenir de très grands acteurs parce que c'est pas le talent qui manque dëgg talent bi manqué wul kon ak ci ñi ma ko war a wax képp koo xamante ni caméra ngi lay tiim ngay am loo woon jaam ñi ndax li ngay wane du pour yow ci sa wàllu bopp waaw li fekk yaa ngi bëgg di satisfaire jaam ñi dañu ko gën a sellal gën ko toppatoo te defaat ci ay njàngat gën cee tàggatu ndax tàggatu dafa am solo ndax dina tax a doon daali ci li ngay def kon ci ñi ma ko sañ a wax te war leen koo wax bu ñu négliger formation nañu respecter réalisateur nañu respecter réalisateur ndax réalisateur ak directeur artistique beeg promoteur producteur c'est eux les faiseurs de stars ñoo lay def ki nga doon te seen liggéey dafa ingrat ñoom ndax ils sont derrière la caméra kenn xamu leen kenn du leen gis kenn du leen tudd kenn du leen wone sauf circonstanciellement kon il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César ñu delloo leen seen cër ñoom te xam ne ñooy les faiseurs d'artistes c'est eux les faiseurs de talent c'est eux les créateurs de stars kon big up respect à tout réalisateur mais rek yi li ngeen di wane rafet na nañ ko parfaire sellal ko te tàggatu nañu tàggatu la formation on ne sera jamais assez formé s'il vous plaît donc en grosso modo Chérif loolu série yi baax na day feeñal mu ngi révéler di déceler ay talent donc il s'agit que ñu former leen rek davantage wala leen dëgg est-ce que tey grand Badou dafa tëj carnet wala effectivement tey production yi nekk Sénégal ku la ci soxla fay la cachet bu correct bien sûr di nga liggéey ak waaw oui naturellement waaye mais bu ko jaree ndaxte xam nga ku war mbaam ba wàcc loo warati warit la dëggantaan grand ku war ñeey ba wàcc mais man sa wax dafa ma neex ci kattanu yàlla noo gis nga bu ndeex dëgg nañ ko wax te yàlla rek tax mais ku war ñeey ba wàcc loo warati warit la dëggantaan te it nag wolof dina faral di léebu naan ku fàtte li la fal folli ko dëggantaan mais gars yi nag dañ leen a soxla de yéen waaw ñu ngi fii tey lañ leen gën a soxla tey lañ leen gën a namm man nag propositions yi ça manque pas on a beaucoup de propositions le Sénégalais de l'extérieur là je parle pas de l'homme artiste je parle de l'homme patriote de l'homme sénégalais le patriote bitim réew dafa metti just danaa ñëw ci immigration circonstances yi ci am mais en tant que l'homme patriote boo toogee tey di gis Sénégal ni muy doxee coow yi fay am yenn détails je vais juste en citer une muy le gars là le Sénégalais je le connais même pas mais je sais que c'est un patriote un Sénégalais bu nekkoon fii Europe comme yow comme man daan dooleem dajale xaalisam dem Sénégal vacances am ay problème fàtte këyitu carte grise otoom ci këram di dawal otoom gars yi jàpp ko am ay intercation jubóowu ñu xaw faa jote tuuti bon apparemment y a vraiment des lu munti xew entre wax la ak wax ñun fii France bu ñuy dawal tubaab jàppuñu respect bi mu lay jox ni muy laajee say këyit ak fële ni ñu lay laajee këyit bokkuñu policier wu fii ni muy waxtaaneek nit ki
ak policier fee na muy waxtaanee nit ki bokkuñu. est-ce que approche yooyu. sa gis-gis ci loolu déjà en tant que sénégalais en tant que sénégalais patriote. ba waa ji ñàkk ci bakkanam. ci koo xamante ni dafa ñëwoon bàyyi fi njabootam bàyyi fi liggéeyam daw ñëw. naka ngay jàngatee loolu yow grand. ndeysaan merci heureusement que le café évolue au très bon moment. merci Lamine. waaw fii nag mooy le Falilou. ndeysaan le Falilou. kër Aji Soda Ñëng mu Sëriñ Xaadim Falilou. bëri na ay barab yu may nekk ci réew mi. bëri na fi ci tugal gii dëgg barab yoo xam ne fu ma ci dem. ñu jox ma sama cër yëpp. waaye bay baadoo la day def ba mbir yombee mu late fa. dëgg la moo tax fu ci bëri sax damay daw di làqatu léeg-léeg parce que du ñu ma bañal dara. dëgg la ndeysaan yaa ko moom. mais pour revenir sa question bi. ça me fait la gorge sèche. Heureusement, le café est venu au bon moment. C'est déplorable ce qui s'est passé là avec ces jeunes. Maintenant, paix à son âme, il y a le sama borom terul ko bopam. Yal nako yalla xare jannatul firdausi barka alquranul karim. Barka Allah ju fallu. Amen. Metti na trop. Ndax ku ko natt ci sa bopp xam ni loolu mët nëpp tool ëpp na waar. ëpp na waar mët nëpp tool. ndax ca dëgg-dëgg c'est brutal c'est gratuit c'est très facile c'est catastrophique c'est crucial nam sa réew. seeti say mbokk ak say njaboot. ak li xew Europe coono gi fi ne sedd beeg tàngaay beeg naaj. yegg si nii pour un oui pour un non histoire de simple contrôle de routine. ci sa mu mujjee foofu ci sa biir réew. mu mujjee kaso. mais très rapidement c'est gratuit c'est déplorable. am nañ ci pincement au cœur nag diaspora bi yëpp jooy nañ ko ba xamuñu ko mais jooy nañ ko parce que boo ko nattee ci sa bopp di nga ko jooy. metti na ba ci kanam yàlla. waaye nag noo jàpp ne rek man dama rafet njor dama naan kii daal dañ ko boom sama borom dina ko defal yoolu xisaab yoolu. waaw yoolu ku nu boom. ndax ku nu boom. sama borom mën na def yërmande ci say mbir. dëgg la mais ça interpelle nos dirigeants. ndax sunu réew daa am ñu ko dénk. te réew ma it ma bokk ci ñi gëm ne am nañu justice. te bu justice defee li mu war a def. mun ta delloo si ruuxu kaddam. waaye mën na compenser ndax buñ nee massa. du alcool du mercurochrome du pansement waaye dana am lu mu wàññi ci douleur bu nit ki fakkasaloo nga ni ko massa. dana am lu mu faj. mooy réaction bi justice war a am ba ñu élucider mbir moomu laver ko génne ko mu set wet. dana jëriñ loolu mooy tekki massa. ñun ñi nekk ci bitim réew di sonn ngir parce que est-ce xam nga ne. mooy li ma la wax boo ko nattee ci sa bopp. xam ni li ñuy dugal Afrique. banque mondiale dugalu ko fa. loolu way la te joxuñu ñu suñu cër. ñun gisuñu suñu bopp ci loolu. Chérif loolu way waxee. te laa suñu xel dalatul parce que barki démb ci guddi damay waxtaan ak benn sénégalaise bu nekk fii France. waaw mu ne ma dafa dem Sénégal. doon dem Pointe des Almadies. ouais. di ñibbi. ànd ak ay xaritam ramasse contrôler leen. waay yorul woon carte d'identité am daf ko fàtte këram carte d'identité sénégalais. waay donc daf ko fàtte këram. ok policier bi ne ko ah bon yow tey yooyu danañ la bëgg a rey comme France nga jógee te kii yooyu dañ la rey ndax fële police ngay fanaan. subhanallah. yaa ngi dégg. dégg nga loolu. téye ko fa tàddeel ko fa ba lekk 20 000 francs am. tu vois. pour bañ koo yóbbu ramasse. tu vois tu t'imagines. xam nga yooyu dafa fréquent fréquence sax parce que ñun bu nekkee fii Sénégal la ñuy sago Sénégal la ñuy. billaahi wallaahi la ñuy damoo luñ am yónnee Sénégal. barke yonent bi. immigré bu amee xaalis bala mu cay lekk wala mu naan dañ njëkk a xalaat yónnee yaay yónnee papa yónnee frère yónnee sœur. balaa am jàmm yónnee. bu yónnee bul tëb copain sans compter ci priorité la ñu. ay copains ay wax lay ndeysaan say indi jàmm wala ngeen facture yeeg lu ne la ñuy fay. te immigré du dégg mukk waaw góor. léeg-léeg nga yónnee sax nit xaalis bala mu ci jotee pare du la woo mais grand yow yooyu noo koy dundee effectivement ban message ngay lancé tey suñu autorité ak aussi policiers yi quoi. ak aussi même port bi da ngay yóbbu say alal parfois ci port bi mu gars yi. tout à fait c'est constant. yooyu yëpp dafa bëri talate mooy li ma la wax nee naa la woy wu xeewi la. lu nu yàgg a jooy la nopp yi dégg nañ ko ba buur. lu nu yàgg a jooy la. kañ lay dakk lu nu yàgg a jooy la te itam bu ñu waxantee dëgg. homme de loi boo ko gisee yow sa xel daa war a dal sa xol daa war a sedd da nga war a bëgg da nga war a gën a free ndax homme de loi kat a ngi nii parce que sa sécurité d'abord loom moo ko war a yitteel dégg nga tur bi oui homme de loi ki doxal yoon déggoon ñu ne la l'agent alkaati bi mooy le gardien de la paix waay kuy garder paix doo reyee doo loree doo gàllankoore dëggantaan ñoom est-ce que ñenn ñi xam nañ tey rôle bi
est-ce que xam nañ tey li maanaam leen sas gis nga nous avons une structure une institution la école nationale de police dañu lay former ñoom nag sur le terrain benn supérieur fekkewul ñooy def la leen soob alkaati bi nag daa war a xam ne si ce n'est pas son uniforme amul fitu lenn amul fitu sax nuyu la budul uniforme bi ñun uniforme bi ngay respecté ba tax bu la bëggee néewal doole nga faagaagal ko uniforme bi ngay respecté ak sa drapeau en tant que citoyen un bon citoyen donc uniforme bi rek ngay jox cër. mais boo xoolee ñu naan Sénégal terre de l'hospitalité pays de teranga et cetera. moo am loolu dëgg la moo am. mais est-ce que loolu aussi suñu homme de tenue yi ñoom est-ce que du ñoom it dañoo bokk ci ñu war di pratiquer loolu sur la parce que fii dañuy gis ni tubaab bi bu la arrêté li muy njëkk a def mooy. respect da lay respecté cër yëpp la lay jox. buy waxante ak yow da lay vous voyez. mais dafa xam gëddu doomu jël da lay jamais un homme de tenue fii. dafa xam gëddu du doomu la aadama ci contrôle bu mu munti doon en tout cas ci tëli bi. absolument nga dawal sa et oto quand tu es en règle mu delloo la sa cër yëpp la yàlla jox. wallaahi dañu xam gëddu doomu aadama. mais est-ce que teranga jooju comme ñun ñooy terre de pays de la teranga. waaw. est-ce que teranga jooju aussi mérité wuñ ko ñun sénégalais suñ biir ñu koy jox pourquoi sénégalais di def noonu ci ñu ko sañ a wax là on n'est pas en train en fait de généraliser ñi ñuy waxal mooy ñi nga xamante ne bi defuñu yoon waaye ñi jaar yoon di def lu baax ci takk der yi ñu ngi leen di jaajëfal parce que xam naa ne nim ñuy taqal seen der ci def liggéey bu baaxul nim ñu naqaree ñun xam nañ ne ñu nit yéen noonu la leen naqaree waxuñu ñëpp mais ñi ñuy waxal tey mooy ñi nga xamante ne bi dañuy racket nit ñi dañuy ñaawal xajamal cere ji. mais dëgg mais Chérif. waaw du ñëpp. du ñëpp parce que vraiment li ci metti mooy. gis nga boo ànd ak sulaar yi. kenn dox sulaar baa ngee dañ naan sulaar yaa ngee. donte sa yoon nekku ci dëggantaan. mais Chérif boo demee ci biir sàcc yi ànd ak sàcc yi. dañ naan sàcc yaa ngee. dëggantaan kenn du ne non non Chérif bokku ci. dëgg la dañuy maas noonu gi. dëgg la. waaye règle bu ci ne am na exception mais li ma la bëgg a xamal mooy. dañu war a xam ni seen liggéey. jaamu yàlla bu rëy nga ci. ay tuyaaba yu rëy nga ci. ci ku ko xam. mais ku ko salfaañe ku ne. sa mujj dana ñaaw lool sama àlluwa gàtt na trop. mais képp ku salfaañe. ndax sama borom doomi adama la ama. dëgg la doomi adama mooy ndabal yàlla. dëgg la waaye. doomi adama mooy ndabal yàlla. li nga yéene yàlla lool bëgg ko koo jox lool doomi adama rek nga koy mën a jox na ko am yàlla jox la. dëgg la mu nangu ne yàlla na yàlla nangu. nañu joxaat cër bi doomi adama yi te respecté nit ñi te bàyyi boo ñëwee jógee France. mbaa Europe mbaa fu mu ci mënti doon nga jógee bitim réew. boo yegsee ñu ngay xalaat. liñ def ba dóor ñaari junni bu nu mën a am ci yow. mais baatu dóor. boobu non ban dóor baatu dóor nga dóor. looy dóor. looy dóor pourquoi dóore. ay ki ngay dóor waaw ki ngay dóor bu fay woon foo jëm ay dóor luy dóor. xam nga yooyu vocabulaire bu bees boobule dafa demul fenn. mais dafa yàq réew migrant. ba pare dañ ko crédibiliser koo wax mu ne ay dóor la day dóor. mais baat bu ma terroriser la baat boobu grand. li ci ëpp solo nag éducation de base gis nga. éducation de base dafa am solo. ñun bu école mësaana tëj sax boo dajeek sa maître daw. ci grand Sénégal foofu seen daw. lañ ñu yore woon nekkatu fa. problème yi dafa sooxe lool te lépp. njàng mu nasax da cee bokk. njàng mu nasax da cee bokk parce que éducation nationale dafa nekk benn pilier boo xamante ni daa am solo. yar bi lay yar ci biir kër gi. mu di ko mottali ko ca école ba. ak du bëgg def xam-xam bëgg am njàngat. du ay caaxaan. non du caaxaan. du ay caaxaan. parce que formation boobule ñu war a jëkkee def ci yow ci biir kër gi. école ba kenn du la fa yare ah. da ngay jàngi da ngay wuti xam-xam. xëy na y a un temps soit peu de raccordement bu ñu fay def. mais yar yi ci biir kër gi la. parce que ñun mosuñoo am fitu. gan dugg si ci kër gi ba dem sax ñu enquête la tuuti sax xool ni yow kii xool nga ko lëj mbët nga ko. ça va te coûter cher. yarewuñu woon noonu. dañu daan yar. wallaay bu dëgg jibee lu yëngu yàlla. dëgg la waay yàlla yebal seede. dëgg la dañu daan yar ci xoolin. ci toogin. ci ndab. ci lekkin. ndax xam nga ni moo tax ma fonk loolu kooku ñuy wax Iran Ndaw. dëggantaan. Iran Ndaw jàngal nañu lu ne. ci nafar. jàngal nañu sax nu nuy demee wanag. dëgg la. tu te rends compte nooy toogee ci chaise. mi ngi liggéey ni ñuy demee wanag Iran Ndaw jàngale na ko. jàngale na bu ne bàyyiwul li ci gën a tabu. Iran Ndaw jàngale na ko. dëggantaan. yal na yàlla guddal fanam doole ko wér. Iran Ndaw gën a sàmm. Iran Ndaw jërëjëf. nit ku baax la kuy soqali Sénégal. ku yiw la ku baax la ku yiw la te waxkatu dëgg la waxkatu lu baax la. bëgg lu baax la. yal na ko yàlla waaye nag ñun daal ñooy réew mu nuy wax Sénégal. dëgg la.
yaa ngi koy wax léegi boo yónnee nit xaalis balaa nga koy am jàmm sax yow xoolaat kayit gi téye ko ba mu lay wax jot naa ko doo ko déggaat lu tax li fekk numéro bi déedéet numéro bi bu amee erreur dina def 200 francs séddoo voilà dina dem ci téléphone jënd séddoo 200 francs ne la yow xoolaatal numéro bi foofu rek nga koy déggee mais pour woowaat la jërëjëf jot naa ko yàlla na la yomb da nga ci yónnee nit benn 50 000 yow mi yor kayit bi sax yéen moom de 50 000 de la ma yónnee te xamuñu yow 80 euros boobu li mu la mën a jëriñ fii li nga xañ sa bopp ba yónnee ko donc grosso modo yàlla na sama borom vraiment dina gungeel boppam ndax metti na ba ci kanamu yàlla te amoo foo ko jooyee lu dul wéet jooy ba say rongoñ fer ci lañ dëkkan xam nga ñoon fii du ma la jotee da ngay toog di wéet di jooy jooyu dignité lay wax nag ak jooyu ngor wéet jooyu amul seede jooyu amul seede loolu nag ci biir xol la ci biir xol la ko gën a soxla tu vois donc ñun tuuti nañu trop ci yeddaate tuuti nañu trop ci waaye dañuy attirer rek les attentions nous ne sommes pas des donneurs de leçons nous sommes des attireurs d'attention bien sûr ay alerter ay conscience wala yëngal seen attention pour attention di teew ñu bàyyi xel lu bëri parce que artiste nga yow tu es un acteur de développement culturel dañ may woo nag léeg-léeg ñu ne ma waa mais grand da nga bàyyi art bi léegi man leen art bi amul retraite bàyyiwu ma de bàyyiwu ma waaye toog na jamono gis nga boo xasee woon doomi adama yi mbir ñu xool ko sax quoi da nga ñu xool ko mais bien sûr mais da ngay xool nekk ci yeneen affaire di évoluer say affaire boo xasee wanee dara ba Sénégalais yëpp ne est-ce que kii de diwa amatoo droit wan leen n'importe quoi proposition yi ñàkkul la da lay proposé fii lu bëri xaalis bu bëri da lay proposé dëggantaan mais da ngay garder sa dignité wax naa la léegi ne man refusé naa avance su 30 000 euros wax naa la ko fii 30 000 euros ñaata million te Sénégal lànk naa ko xam nga lu tax ndax yéen ma ca doon defloo c'était pas pudique ànd ak xale bu jigéen futteeku dugg ci piscine aw ma fitam te ma yor njaboot ñuy ay xale yu góor macha allah màgg tubaarkàlla te jomb ko ñoom xale yi dañoo jomb yenn yi proposé nañ ma fii lu ne xeetu xaalis bu ne waroon naa ko fee mën a téye damay faral di wax sama waa kër xale yi dama leen di faral di wax naan su ma ci seetul woon sama borom ajjuma ju ne ma yónnee leen million parce que gis nañ ko fi yomb na waaye ban koppar la da koy jaar dëgg la ku nekk li lay man nag je préfère di la yónnee samay 20 euros samay 30 euros samay 50 euros dëgg la te garder sa dignité te garder sa dignité dafa am solo mooy lépp ndax kenn du la ni maa ko fat ci Europe gii xam nga bu doon Modou rek la du problème ndax Modou laa tudd Tunkara laa sant bu doon wax Modou rek c'est anonyme quoi du graaw kenn xamuma li ñuy wax siiw du jaami borom waaye lu ñuy wax waaye yow ba du ma lépp maa ko héberger alhamdulilah sama borom dimbali na ma loolu amul ba du man lépp maa koy jox mu lekk alhamdulilah sama borom deful loolu donc am na fu ngay teg sa tànk da nga ko war a xam rawatina boo xamante ni am na foo bokk da nga war a bëri jomb moo tax nga baal ma dama koy gërëmee waat Daaray Kocc fu ma toll ndax Daaray Kocc dem si yàlla sa Cheikh Tidiane Diop yàlla na yàlla seral yi yaxam te tabe xare ko àjjana barke Muhammad sallallahu alayhi wasallam un grand formateur waaye nag dafa dem bàyyee ñu jarbaatam Papa Demba Ndiaye mu ñëw tegu ci raay mais nag bon moom mën nga am talent non Demba na joxante dëgg grand talent leen mi ngi poste quoi di liggéey quoi grand non Pape boo bëggee dégg-dëgg non talent leen xam nga boo bëggee da ngeen a bëgg lu rafet trop quoi non soo bëggee dégg-dëgg soo bëggee dégg-dëgg naa la dolli tuuti Chérif bëgg lu rafet moo gën bëgg safaan ba soo bëggee dégg-dëgg Papa Demba Ndiaye xol bi mu am théâtre la nijaay ko def ci moom et c'est dans les veines et man moom lay gërëm moo ma extérioriser joué naa rôle yu bëri mais la magie du rôle principal ba du mën lépp moo ma extérioriser c'est grâce à Papa Demba Ndiaye ak Daaray Kocc loolu xam nga man gis nga et responsabilité yi dogguma la responsabilité yi il faut les peser le directeur des ressources humaines xam nga Youssou Ndour poste Sénégal ba mu daj c'est Pape Demba macha allah tabarkalla le directeur des ressources humaines de la poste respecter Sénégal ak jox cër Sénégal ak nekk un bon citoyen il est très républicain moo tax mu teg lépp moo waral stand by bi tegu ko lépp kooku góom la ci biir xolam Daaray Kocc lu koy mettalee doon bu amul jotam waaye li fekk mu ngi am jotam da ngay gis il est épanoui c'est-à-dire damay ñëw ci côté boobu parce que xam nga man wax naa la ne la dama bokk ci yéen ñi ngeen jox envie def tey milieu bi may dugg may nekk
ba yàlla dogal ma fi yegg ci fi ma ci yegg mais xam nga Youssou Ndour bi mu fi jékki-jékki teg fi way bi ah tudd nga Garmi de wax nga beneen daanaan tudd nga kilifa de maa ngi ñëw ok waxtaan ok ñoom danañ xam li may wax ok ok Pape maa ngi bëgg nga déglu ma bu baax ok parce que dama bokk ci ñi nga daan bégal bokk ci ñi nga inspiré ndeysaan ndeysaan nga liggéey bu am solo ci art ci culture Sénégal tey moom Pape Demba Ndiaye ndeysaan parce que ñoom ñëpp yéen ñëpp parce que yéen vous êtes nos références Pape Demba c'est une source de motivation alors tey Youssou Ndour pour ñëw ci anecdote bi ma jël si Youssou Ndour dafa jékki-jékki tàmmal sénégalais yi musique mu neex ok tàmmal sénégalais yi Bercy oui tàmmal représenté sénégalais yi fépp ci àdduna bi dëgg la jékki-jékki teg ko fi dem nekk ministre ok sénégalais yu bëri mer ba ci biir groupe Youssou Ndour ok sama grand le Jimmy Mbaye et tout ça yàlla def li ñu defoon parce que xam nga lu ko waral non ñun Youssou musicien lañ bëgg suñu xol dëgg la mais pas xam nga Youssou dëgg la que ne il a incarné pas mal de choses ci dëkkam réewam bi mu ko soxlaa dem na liggéey ko mais xam nga baax naa du lu bon dëgg la mais sénégalais wala boog ñun Youssou bi ñu xam ak bi ñu bëgg tey Youssou est-ce que fi ma waxee li nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyee ci jig na la Pape Demba damay saluer responsabilité bi ko yàlla jox ndax ku sañoon am poste boobu d'accord mais Pape Demba dafa liggéey ci aaru Sénégal parce que pour ñu waxante dëgg Sénégal toog na ay at après Pape Demba bi mu commencé liggéey loolu Sénégal aar bi toog na quand même ay at di nelaw ndeysaan art théâtre culture donc dafa liggéey lu rëy nijaayam dafa liggéeyoon lu rëy jox ko lenge yi mu liggéey ci lu rëy ndeysaan def ay ñoom Badou mën lépp def yeneen produits yu extraordinaire yu bëree bëri après mu jékki-jékki nag songu carrière professionnelle am waaw donc du coup c'est bien mais ñun on a été orphelin et oui. ça nous a beaucoup quand même touché buñ sañoon du demee noonu buñ sañoon au moins muy ngarale je comprends benn instant mu jox ñu benn produit sax toogaat benn 3 ans 4 ans mais imagine quand même gis nga y a eu un vide bu ëpp 10 ans 15 ans quand même waaw gis nga naa la ci tegal benn affaire ak Chérif loolu nga wax noonu dama koy tënk olof daf ni kuy wàlliyaan sa kër a tëggul dëgg la et Youssou Ndour ni nga koy bëggee ci sa biir xol boobu ni nga fonke Youssou Ndour musicien am na ñeneen ñoo xam ni il faut ñu respecter seen ndam ak seen contenté seen mbégte ci Youssou Ndour ministre monsieur le ministre il faut ñu respecter yoo ñooñu le ba pare mérite la du chance du chance Youssou n'avait jamais eu à penser dans sa vie que moom dana dugg ci affaire politique wala il serait un jour ministrable ou présidentiable c'était pas son souci tax ko jóg di ko tax a jóg te mu gëm ko respecté ko loolu jox ko lépp luy xeetu teraanga bi mu am tey Youssou un ministre ne représente pas grand chose devant Youssou si ce n'est la chose républicaine on est d'accord Youssou Ndour Wally Mbergane kooku deseeluñu dara bu ñu nangoo deseeluñu dara mais nag suñu politique yi ñun Sénégal politique ayul mais politique yi na ngay defee politique moo doy waar Youssou gàcce ngaalaama barke alxuraan ndax kër gu nekk boo sañoon am Youssou dëggantaan Sénégal bu région bu nekk amoon benn Youssou Ndour kenn wax